ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci midi mbokki rafetlu ànd bekk suñuy programme ci ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si université yu Sénégal nara ubbiwaat seeni ay buntu wala boog ubbiwaat seeni ay buntu ci talaata tey gannaaw ba ñu ko tëjee woon ndax coronavirus. Université Gaston Berger bu Saint-Louis ndongo ya fa nag tàmbali tey grève la ñu jàppandi anam gi nga xamante ne moom la ñu nar a tàmbalee njàng ak njàngale ca bërëb ba dalub seenub xel ci jamono jooju nag seeni ay naataango yi ne ci université bu Ndakaaru pàcc la ñu nar a tàmbalee delluwaat ci campus social dogal gu bawoo ci kilifa ya ne ci université fi nga xamante ne moo di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dellusiwaat googee nar a am ci ndongo yi ca UCAD université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dalal xelu jaaykat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca pegg ga la ñu jàpp nag di seeni ay client daañu ñëwaat kon seeni bamba dina tàmbalay maase waat gannaaw bër bi nga xamante ne amoon nañ ko ndax ñoom itam coronavirus. léegi leer na Alpha Condé dina samp ndëndëm ñeel ñetteeli mandat ca réewuk Guinée gannaaw bataaxal ga ñu fësal altine démb ne ay jegeñaaleem ñoom nag ñoom ñoo ko tànn ngir mu sampaat ndëndëm moom Alpha Condé at ya toll ci juróom-ñetti fukk ak ñaar jot nag doon njiiti réew jot amal ñaari mandat ca boppuk nguuruk Guinée. ponk gu mujj ci jotaay gi daañu ànd ak Baba Ndiaye mu dellusiwaat ci li yéenekaay yi xëy fasal tey ji yemoo ko talaata benn fan ci weeru septembre atum 2020 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si. gannaaw ba ñu ko tëjee woon ndax coronavirus université yu Sénégal ubbiwaat seeni ay buntu tey benn fan ci weeru septembre atum 2020 li di mel nag waral ñu dem nemmeeku ji tolluwaay bi ca université bu Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak waajal gi nga xamante ne amal nañ ko ngir dalal ndongo yi yan matukaay la ñu jël ngir moytandiku wàllante gi jëm ci doomu jàngoro bi di coronavirus kan ci teewlu di ki nga xamante ne moo di Néné Jupiter Ndiaye Kijera moom nag moom mooy ki nga xam ne moo jiite cellule communication bu COUD dañu koy teewlu ci micro Mame Abdou Guèye Kassé. gis nañ que ni campus depuis mois de mars sur instruction du directeur monsieur Abdoulaye Seydou Sow ñi ngi nekk en plein travaux defar nañu pavillon yi ak li nga xamante ni moo di chambre étudiants yeeg toilettes yi def ay opération de désinfection au niveau des entrées gis ngeen que ni am na dispositif yoo xamante ni mettre nañ ko fa en place def ay robinet à pédale pour permettre étudiant bu dugg ci mën a raxasu di ginnaaw loolu aussi ci entrée yi gis ngeen que ni am na dispositif bu nekk foofu pour jël température rek yeneen yi ci kaw retour boobu ba tey liggéey nañu ak étudiants yi comme directeur nu mu ko souhaité woon ngir ñu mën a tënk benn document boo xamante ni moo ñuy permettre ngir ñu mën a préparer waaye tamit sukkandiku si ngir mën a xeex li nga xamante ni moo di feebar bi te loolu dañ ko def ak étudiants yi nga xamante ni ñoo représenté seen i naataangoo étudiants ci biir amicale yi. tey jii gis ngeen ni am na ay étudiants yi nga xamante ni gis ngeen leen ci biir campus social bi étudiants yooyu nag ñi affilié wu aux écoles et instituts yooyu étudiants dañoo ñëw tey non pas pour loger mais dañoo ñëw pour récupérer li ñuy wax seen i këyit bu leen di permettre ñu mën a loger ñu koy woowee convention donc bu ñu ñëwee tey jii service de l'hébergement jël ci seen këyit boobu à partir de lundi prochain maanaam juróom-ñaari fan ci weeru septembre si lañuy tàmbale li nga xamante ni moom la ñuy wax codification donc étudiants yi ngeen gis tey jii waa école et institut lañu ñëw pour jël seen. jaaykat ya nekk ca pegguk université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom itam nag joxe nañu seen gis-gis ci ubbitewaat bu ñuy amal ci bile daara ju kawe ñu dippee Cheikh Anta Diop la ñu xam ne nag moo ni seen xel tàmbali nay dal ndax seen ay clients ñu ngi dellusiwaat ndax xam ngeen ko étudiants yi nekk ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoo ne woon seen ay clients ba ñu ko tëjee nag ñoom jaaykat yooyu dañu ne woon ci ay jafe-jafe ndax gisatuñu woon client Umu Kalsum Ba moo fa demoon doxantu. avenue Cheikh Anta Diop de Dakar nemmeekuwaat nañ fa xumbatee biñ ko ràññee woon temple du savoir bi nag daal dina ibbi ay buntam ginnaaw bi mu ko tëjee juróomi weer ci ginnaaw étudiants yi wutaliwaat yoonu amphithéâtre yi commerçant yi nga xam ne ñoo lal ci wet gi kontaan ndax étudiants yooyu le ñooy seen ay principaux clients. ubbite bi de dañ ciy sant bu baax ndax toog nañ fi lu mat 5 mois yoo xam ne ñi ngi toog daanaka liggéeyul kon tey bu étudiants yi commencé waatee dañuy sant bu baax ndax xam na ne suñu liggéey dina commencé waat.
comme ni mu doore woon quoi. waaw ñoo suñu principal client am na nag ay yeneen client intime yoo xam ni ñoom même bu ñu ñibbi woon seen kër sax dañuy ñëw ba fii di jënd si mais lu ci ëpp nag clients yi étudiants yi la ñoom. waaw yëgoon nañ ko lool ndax daanaka bu fekkee ñun fii milieu bi ñoom rek leen di jaay ñoom ñëpp ñu dem kenn nekku fii dana nekk loo xam ne dana metti ñun mais tamit ñoo ngi leen sant ndaxte boobu ba léegi ñun buuse woon benn yoon chaque jour ñoo ngi fi ak ñoom. naataangoom Moustapha Ndaw di dëggal ay kàddoom moom nee na juróomi weer a ngi nii daanaka njaay mi dafa sooxee te li ko waral mooy tëj gi ñu tëjoon Université Cheikh Anta Diop bu Dakar. loolu sant yàlla lay doon ndax depuis boo xoolee depuis 5 mois ngi nii liggéeyuñ di booba léegi sax si marché yi lañ nekk quoi mais fan yi lañ xaw a retourner ñëw reprendre mais site bi tijji tamit dañuy arrange ñun jaaykat yi. loolu moom danañ si kontaan wax dëgg yàlla ndax dinañu xaw a jàppale ndax borom kër goo xam ne depuis 5 mois ngi nii liggéeyut taqale dépasse mu wax dëgg yàlla kon bi site bi tijjee ñu ñëwaat moom danañu xaw a arrangé quoi. ay jaaykatu sac ay jaaykatu fourniture scolaire ay jaaykatu téléphone portable ñoo lal fees dell ci avenue Cheikh Anta Diop bu Dakar ay weer ci ginnaaw nag foofu dafa wéetoon ndax confinement bi tëjum Université Cheikh Anta Diop bu Dakar daal di gën a sooxel mbir mi tey nag vie économique ku bile boulevard daal dina tàmbali bu baax a baax. Oumou Kalsoum Ba bu fekkee ne jaaykat ya ne ca pegguk Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom nag mbégte ak kontante la ñu àndal ci dellusiwaat bi nga xamante ne ndongo yi dinañ ko amal tàmbali ko nag tey benn fan ci weeru septembre atum 2020 jàppale ne ndongo ya ne ci Université Gaston Berger bu Saint-Louis ñoom nag namu ñoo delluwaat fi nga xamante ne moo di ca daara ju kawe ja la ñu jàpp nag moo di matukaay yi war ngir fàggandiku ci doomu jàngoro bi di coronavirus mateegul foofee di Université Gaston Berger bu Saint-Louis daal nañoo xàppati ñetti fanu grève la ñu daal di xamle du ñàkk ñu dal ci see dellu siwaat ci boobule xibaar ak suñu ndaw ba ñu teewal ca bët gànnaaruk réewuk Sénégal rawatina Ndar Géej Momar Alice Niang laata ndongo yi sax di xamle ne daañu amalub grève ki nga xamante ne moo directeur bu CROUS jotoon naa génn xamle nag lépp mate na ngir ñu tàmbaliwaat njàng ak njàngale ca Université Gaston Berger bu Saint-Louis gannaaw janook taskatu xibaar yi ba mu amal démb ci teewaayu Momar Alice Niang. Université Gaston Berger bu Saint-Louis pare na nag pour dalal pàcc bu njëkk ci ndongo yi ci dellusi gu ñu war a dellusiwaat ci biir classe yi mu nekk dellusi boo xamante ne nag ci ay pàcc lay doon ci limub ndongo yi nekk ci université bi buñ ko jëleen muy te bu doon téeméer phase bi mi ngi concerné lu tolloog juróom benn fukk ak juróom ñett. donc UFR bu nekk dafa proposer benn plan de reprise bu leer plan de reprise boo xam ne dafay démarrer 1er septembre dem ba 31 décembre ku nekk mu proposer plan léegi nag plan boobu il fallait ñu dem li ñuy wax assemblée de l'université assemblée de l'université mooy kuréel bi gën a mag nga xam ne bu xasee ba jël ay décision rek kenn mënatu ci dara mënatu dellu ginnaaw donc décision yi la ñuy appliquer dafa valider plan de reprise UFR yëpp ba pare mu d'accord ci li ñuy wax reprise graduelle mooy dans ci ñi njëkk a ñëw à partir du 1er septembre day nekk ñeenti junni ak juróomi téeméer 4500 répartir nañ lépp. ci pàccam kuréel gii di CROUS di centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis ñoom it nee nañu daal jël nañu lépp lu nga xamante ni jumtuwaay la wala matuwaay ngir fexe nag ba xale yi dellu siwaat jàng ci anam yi mu gëne. village bu nekk boo di dugg am nga bërëb booy raxasoo boo dee dem ci restaurant universitaire yi am na fa restaurant universitaire yi capacité bu nu amoon maanaam lu mu doon jël ci nit donc dañ ko wàññi téeméer boo jël na ci ñaar fukk ak juróom wàññi ka ci pour que étudiant bi nekk en sécurité même bu dee tamit am na ay cas suspect maanaam kenn ki nga xam ne ñooy laam-laamee ni lii moo ko dal am nañu bërëb bi nga xam ne foofu nañ koy isolé. waaye ba tey kilifa yi l'université bi ñu ngi am yaakaar ni xale yi daañu delloo ci seen xel ànd ak ñoom ci ubbiteeg université bi ndax tey ci fan yi ñu génn rek ñu ngi doon wéy di wax naan ñoom daal bu fekkente ni ñëpp ñëwoonu jàng ci duñu dellu ci biir classe yi. Momar Alice Niang li sabab li yëpp doomu jàngoro bi coronavirus tolluwaay bi ci réew ka Sénégal naka la ñuy waxtaanee ci bésub tey amul benn doomi aadama boo xam ne ñàkk na bakkanam ci feebar bi di coronavirus ci test nag ya ñu jot a amal ci juróom-ñeenti téeméer yu teg ñeent fukk ak ñeent ci doomi aadama ñeent fukk ak ñeent yi ñoo ci daal di génn amee feebar bi di coronavirus benn cas importé bu bawoo ca biti réew jaari aéroport international Blaise Diagne lañ ci nemmeeku fukk ak juróom-ñetti doomi aadama ñoo ci ay
cas communautaire maanaam xamuñu fa ñu jotee ci feebar bi fanweer ak benn ñoo ci ne ci sauvetage ñeent fukk ak juróom yi nag ci jamono ji daal dinañoo wér bu ñu sukkandikoo ci kàdduk docteur El Hadj Mamadou Ndiaye di directeur bu prévention. naka la ñoo mën a def ci ay xew-xew yu dajale ay mbooloo yu takku ci jamono yi mbas mi mooy tondiku wàllante gi ñeel doomu jàngoro bi di coronavirus di nag ponk bañ doon waxtaanee di ci matinal bu iRadio ak Alassane Samba Diop kenn ci gan yi professeur Moubarak Lo daal dina cay àddu ñu teewlu ko gannaaw waxtaan nga mu sekk ak Alassane Samba Diop daal dina wax ak ki nga xamante ne moo di suñu ndaw Adama Sara. yaakaar naa lépp solo mooy comme ñun ñëpp ñoo bokk réew mi. te am nañu ab état mooy ñuy waxtaan suñu biir laaj état bi luy xalaatam laaj ñi nga xam ne ñoo yor faj mi lan moo gën suñ waxee ba pare nag mën nañoo jël décision waaye ñooñu seen xalaat lu am solo la ndax ñooñu gën a xam li gën. waaw man de suñ ma laajoon man Moubarak Lo dama naan li gën mooy ñu bàyyi ba déwén. waaye su ma waxee loolu ba pare sëriñ bi nga xam ne nag mooy sama sëriñ su nee nañu ñëw dama ci ànd rek ndax loolu mooy war-waru taalibe. temps wu sëñ Modou Moustapha Mbacké nga xam ne moom mooy xale bi njëkk ci sëñ Touba màggal ku ne sa kër nga ko daan feete li am solo ci màggal mooy nga feete ko même soo ko dee feete sa xol. boo mënee tamit bégal sa waa famille. nga rey xar soo ko mënul nga rey ginaar am na ñuy dem ba rey nag sax am na ñuy dem ba rey gileem ku nekk ak foo tolloo yaakaar naa loolu mooy li nga xam ne mooy li sëñ bi digle te loolu moom dafi des ba àlaaxira waaye nag dajaloo bi mën nañ ko def mën nañ ko bañ a def tout dépend ci situation bi. Alassane Diop sociologue moom itam daal dina indi ab tontu ci laaj ga ñu samp nees def nag ba mën a amal ay ndaje ci jamono bi nga xamante ne moo di jamono yi mbasum coronavirus te duñu wàllante ci bile doomu jàngoro moom nag la mu jàpp moo di sénégalais yi war nañoo mën a soppi doxalin ci jamono ji nga xamante ne moom la ñu ne mbasum coronavirus ndax la mu jàpp nag moo di yile xew-xewu diine yu si mel ni màggal ak gàmmu doon na loo xamante ne dafay dajale askani waaye itam dafay gën a fësal firndeel saafonte bi nga xamante ne moo am ci diggante askanu Sénégal Alassane Diop moom itam ñu teewlu ko gannaaw matinal bu iRadio kàddu yu mu dénk Adama Sara. ndaje yu mag yàgg na am ci àdduna du guléet tamit ndaje yu am ba pare am feebar daal di cay teg mais li war a am li ñu war a jàpp rek mooy bu ndaje bu amee nañ xool yan matuwaay la ñuy jël ndax dinañu matal yëpp wala déet parce que ñi fi nekk di dogal ci wàllu grand rassemblement yi maanaam ndaje yu mag yi muy nguur gi muy wàllu diine wàllu tàggat yaram bu amee nag nguur gi fexe ba jël matuwaay yi mu war a jël te ñu fexe nu ñuy respecter lu ñuy wax mesure barrière yi distanciation physique bi parce que distanciation sociale bi sax xëy na peut-être dina am lu ko laal parce que nit ñu soreewuñu ci xol xëy na peut-être nii nga ma jàkkaarloog yow xëy na jegeyante wuñu mais ci biir xol bi ñun ci wàllu ci suñu réew Afrique ak yooyu dañu tàmm jegeyoo am na tàngoor boo xam te ne ñun dañ koy soxla tàngoor boobu nag gëw ma ni xëy na peut-être feebar bi dina xaw a yëngal mais bu feebar bi jógee tamit dafay des donc li ñu war a def mooy fexe ba ndaje mu mën di doon bu fekkente ni nii dogal am na mu war a am nañ fexe ba sàmmonte ak mesure barrières yi bu baax a baax te loolu nag du question xëy na peut-être kilifa diine bi wala sëriñ bi wala kilifa aada bi nga xam te ne mooy jël dogal bi mais man citoyen man sama wàllu bopp man waa war a seet nan laay def nan laay taxawee nan laay doxee nan laay waxee nan laay saafonteeg nit ñi ba nga xamante ni du ma jël jàngoro te du ma ko wàll kenn loolu moo gën a am solo. ñu waxtaanee ak ki nga xamante ne moo di artiste bi di Akon nag daal dinay teg xeer bu njëkk ci cité bi nga xamante ne moom la ñu dippee Akon City mi ngi faree fële nag ca Mbodiène nekk ca département bu Mbour démb nag la ñu daal di amal teg xeer gu njëkk gi ci teewaayu suñu reporter Matar Nguera. Akon teg na xeer wu njëkk ci projet bi mu war a def fii ci Mbodiène nekk ci commune bu Nguéniène ci teewaayu ministre bi yor wàllum tourisme. njiitu réew mi le président Macky Sall dafa jël tourisme ak transport aérien def ko ci xolu plan Sénégal émergent wax ne tourisme ak transport aérien ay levier de développement durable
profitable aux populations et créateur d'emplois. ci nga ma ne ah monsieur le ministre man de du ma amee suuf naa tàmbali liggéey weeru janvier la woon te juróom-ñetti weer tegu na ci bu dul woon mbas mi lii war na ko tàmbalee ndax yaa ngi war ko moom mois de janvier nga waroon ñëw. maa ngi commencé ci gërëm bi di ci gërëm ki nga xam ni mooy njiitu réew mi di président Macky Sall ndax ba ñu waxee projet ba léegi lépp loo xamante si ni soxla woon nañ ko yombalal nañu ko kii di ministre bi yor wàllum tourisme aussi maa ngi koy gërëm di ko santaale ndax moom it jàpp na ci liggéey bi bu baax a baax a baax loolu sax jàpp googu ci jàpp moo tax ba tey ji ñu mën a ñëw fii di poser première pierre bi. dëkk bi Akon di waaj a def fii mu ngi toll ci juróomi téeméeri hectare lu toll ci $1 milliard la ci Akon nar a def muy tolloog $3.7 milliards ci suñu xaalis. liggéey bi nag li tax ñu gën ko sumb bokk na ci gën a tàggat xale yi ci wàllum technologie ndax seetlu na ni Afrique dafa xaw a tardé ci fànn yooyu nga xam ne maanaam Akon City day bàyyi xel lépp luy technologie lépp luy formation lépp loo xam ne day tàggat ndaw ñi jëmal leen ci xarala yu bees yooyu. Akon City dina doon dëkk boo xam ni day gën a jëm ci jumtukaay yu xarala yi ngir mën cee tàggat ndaw ñi. educational district within the city. ngir mën a yombal formation boobu nag fexe nañ ba am ay partenariat ak entreprise yi nga xam ne ñu ngi États-Unis Silicon Valley bi ak entreprise yi nga xam ne yi yëngu ci wàllum jumtukaayu xarale yi ñu fexe ba ñu dimbale ci formation boo xamante si ni dina dëgër goo xam ne bu ñu ñëwee fii dootul jar ñi jéggaani dara ci wàllum technologie ci wàllum lépp. Sénégal to be able to provide those digital services. mu boole ci ni ñu ëpp ca ña fa war a liggéey ci gox boobu la ñuy jógee te Akon City dina leen tàggat bu baax a baax. ndaw yi ñi fi war a am seen place dañ fi am seen place mais li leen demande rek mooy avant que ñuy commencer liggéey bi nañ former nit ñi parce que foo leen former avant que kii est implanté wu yow doo mën a am liggéey foofu parce que da ce sera des emplois nga xam ne foo amul formation de dem mais il nous a promis que moom dina def formation avant que ñu démarrer projet bi. jëwriñ ji yor wàllum tourisme moom ñaax na doomi Sénégal yi nekk bitim réew. ñu roy ci Akon. tey bu fekkee dañu gis ku mel ni Alioune Badara Thiam war a dugal lu mat $6 milliards fii ak fukki at day wane ne am na ñoo xam ne ñu ngi gëm Sénégal ba léegi am na ñoo xam ne ñu gëm Afrique moo tax may lancer un appel képp koo xam ne yaa ngi doomu Sénégal nekk ci bitim réew nga roy tànk yi nga xam ne moom la ñu gis tey muy sunu mbokk Akon def ko pour investir ci Sénégal ndax loolu mooy indi croissance pour jeunesse bi mooy indi croissance population yi. Akon xamle ni dina xar tànk tubayam ngir fii ak 2023 liggéey bépp yemb. bi ci réew xibaar yi Mali lañu koy doore ak coup d'état ba ñu fa jot a nemmeeku ki di Omarou Mariko moom nag doon na coordonnateur stratégique bu mouvement M5 daal day àddu moom nag la mu jàpp jamono ji nag ngir jàmm dellusiwaat ca réewuk Mali dalandi kon ñu daal di ko fay gis faw rek daal di waxtaan jiboo am diggante ñi nga xamante ne ñoo di militaires yi ak civil yi moom Omarou Mariko jot naa yëkkati yile kàddu ci la Total ak Mamadou Ibra Kane ñu teewlu ko. mais on peut vraiment dire que y a un dialogue de sourds. fi mu toll nii lenn moom mën nañ ko wax maanaam déggoo amul suñu diggante ñun ak militaires yi ndax waxtaan gi nu mu war a demee demeewul noonu ñun dafa am loo xam ne wax nañ leen ko ñoom dafa mel ne dégguñu ko ndax ñoom dañoo nekk ci përti ak xëccoo te loolu nekk na loo xam ne baaxul ci Mali lenn nag mën nañ leen ko comprendre moo di ne ñoom ba ñuy ñëw dañu ñëw fekk réew mi mu xawoon pëccxoo xawoon bëri ay jafe-jafe loolu nekk na jafe-jafe boo xam ne dafa yàq waroon na def lu jëm ci transition bi te Mali fi mu toll nii lenn la soxla ñu jóge ci transition militaire dem ci transition boo xam ne dañuy jox institution yi réew mi ñu mën koo doxal ci nu mu waree leneen nag am na fi mu toll nii ñun bëgg nañoo waxtaan waaye daf fekk ne militaire ba ñu ñëwee ñoom lu ñu fi fekk moo baaxul ndax classe politique bi dafa échoué classe politique gu Afrique mënuñu wax ne am na dirigeant boo xam ne am na ci ndam ñoom ñëpp dañoo échoué ci luñ nekk te doxalee seeni réew loolu nag ñoom lañ fi fekk ñu jël réew mi bëgg xool nuñ koy doxalaatee te fekk na am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi fi woon ba léegi xëccoo boobu noonu nag faw ñu tegee ko de boor ngir mën a xool nu ñuy waxtaanee ak ñun suñu ñëwee ngir ñu mën a waxtaan xool lu jëmale Mali ca kanam ñun mën nañ cee déggoo te ñu jëm ci transition boo xam ne mooy doon lu gën. Les pouvoirs ont échoué en Afrique. Oui. Les pouvoirs politiques de leur démarche actuelle ont échoué à coller avec les intérêts.
bi ci réew ba tey xibaar yi ñu dem ca réewuk Guinée ak président ba Alpha Condé kon léegi leer na dina samp ndëndëm ñeel ñetteeli mandat ca boppuk nguuruk Guinée élection yi nag ñu jàpp ko ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre atum 2020 démb nag la ñu fësal xibaar bi yemoo ko fanweeri fan ak benn ci weeru août atum 2020 ca télévision ba ñu xam leen nag kon ay naataangoom ñoom ñoo ko tànn ngir mu doon seenub candidat ci yooyu les jongante politique. moom Alpha Condé ñu fàttali ne nag moom nag jot naa doon njiitu réew wala boog jot naa jiite réewuk foofe Guinée ñaari yoon ñu xamle woon ne mandat ci réewuk Guinée ñaari mandat lay yemandi ci gannaaw gi nag la ñu amal ab soppite ci constitution réew ma ba nag mu war a sampaat ndëndëm ñeel ñetteeli mandat ca boppuk nguuruk Guinée gannaaw nag xibaar bi ba mu jibee woon ne bëgg na samp ndëndëm kon ay manifester jot naa am ca réewuk Guinée ba ay doomi aadama ñàkk ci seen bakken ak lu mel nag mi ngi xewoon ci weeru ko octobre atum 2019 bu ñu noppee ci Guinée réewuk Soudan la ñuy daal di wutali ñu xamle ne kon tànkuk jàmm ñu ngi koy dox foofee nag ca réew ma ay waxtaan kon amal nañ ko fa gannaaw nag benn at boo xamante ne yëkkati nañu yooyu le waxtaan ci diggante ni nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofee nag ca nguur ga kon xaatim déggoo la ñu fay amal li ni mel nag ñu amal ko démb nag ca Juba ñi nga xamante ne ñooy kilifa ya ak mouvement rebelle yi ñoom nag jot nañoo xaatim seenub diggante ngir génn lu toll ci fukki at ak juróom-ñaar ci guerre ga ñu doon nemmeeku ca réewuk Soudan gannaaw nag jéem yu bëri da jot nañu ko amal ca réew ma ngir jàmm dellusiwaat bu ci njëkk nag bokk na ci réewuk Nigéria ci atum 2006 waaye itam ca Qatar atum 2010 waaye nag jamono ji jàpp leen ne kon ñi faree ci nguur ga ak rebelle yi kon jot nañoo xaatim démb ca Juba ab xaatim déggoo kon jafe-jafe yi foofee nag ca réewuk Soudan ñu ngi tàmbali ci atum 2003 lu toll nag ci ñetti téeméeri junni doomi aadama jot nañ cee ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci mbootaayu xeet yi di ONU. gannaaw bi ci réew ñu yegg si ci ponk gu mujj ci jotaayu njolloor si Baba Ndiaye lañ ci àndal li yéene kaay yi xëy fasal tey ya mbaa yéen a nga ca yaakaar gi ñu amoon ci dialogue national bi lu sumb ci mim réew yaakaar baa ngi bëgg a tas déedwaay maa la ko wax de las ne ginnaaw jiboo gi amoon ci diggante opposition be nguur gi naka noonu aligné yi jëm ci parrainage bi déggoo ko gën nag ma ngay bëgg a nax saay ndax l'opposition bu Sénégal dañoo fas yéene delloo buum ca mbooy ga ndaxte nee nañu njàmbat li yàgg la woon ni Aly Ngouille Ndiaye war a te mën a organiser élection ci mim réew njàmbat loolee la ñu sulwaat ci mim réew fas yéene si dem ba jeex tàkk l'opposition bu Sénégal nee nañu Aly Ngouille Ndiaye war te mën a organiser élection ci réew mi ndax nag daa far te ko far mënoo atte moo ma jaaxal de yéeglekaay bi nag jamono ji nga xam ne commission dialogue politique bi ci réew mi ba ngay dune ki jafe-jafe front de résistance nationale ñoom i tamit ñu ngay jànkonteel beneen jafe-jafe ndax Ousmane Sonko ak i gaayam nag ñoom seen yoonu bopp la ñu jël ñoom waa Pastef amuñu njottu wu rafet diggante nguur gi ak opposition bu Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñoo tënku ci FNR critique ne en tout cas FNR bëggatul a teg ngir Aly Ngouille Ndiaye bëggatul itam muy organiser ay élection fii ci réewum Sénégal ndaxte nee nañu mënoo nekk mbër ba noppi bëgg arbitrer waaye dee ñoom waa FNR boo mooy seen bëgg-bëgg bi nag du mujj fenn ndax njiitu réew Macky Sall waxoon na ko waxati ko ndax damañ ko laajee ni Aly Ngouille Ndiaye war a te mën a organiser élection yi fii ci réew mi moom njiitu réew Macky Sall dafa ne du ko def ba mu ñetti yoon yéeglekaay bi jox kàddu gi Abdou Mbow vice président bu Assemblée nationale nekk porte-parole adjoint bu APR ne nag élection locale yi ñu dégmal ci réew mi lépp matewul ngir ñu daal di ko organiser li war dëgg moo ñu dàq ko ba jëmmi jamono moom Abdou Mbow ne yaakaarul nag ne lépp dina mate ngir di élection yi laaj lépp ñu matal ko ngir samp fii élection ci réewum Sénégal lii quotidien ki war a doon njiitu opposition ci réew mi ñoom waa FNR ne amu ci xaaj ak seen maanaam daal ci ko gàttal amu ci tànneef donte nag ay xibaar ngi jib naan Idrissa Seck njiitu parti réew mi mooy njiitu opposition waaye nag ñoom waa FNR raxasu nañ ci ba set wecc ne loole Bassirou Diomaye yàlla tey àddoogunu ci ndaxte nee nañu nag seen xemmeemteef mooy kuréel gi ëmb ñi nekk ci opposition bi doon benn jamono ji yëglekaay bi ne Idrissa Seck nag des nañ koy tànn ngir mu doon njiitu opposition bu Sénégal le témoin ni débat bi nga xam ne sul nañ ko jëm ci cumul de mandat maanaam nekk njiitu réew ba noppi nekk njiitu parti débat boobee nag wax ju amul solo la yëglekaay bi ne c'est un faux débat ndax li ëpp solo dëgg nag te ñoom ñu war ko waxtaane daanaka mu ngi ci
waar ñu dugal yéeglekaay bi ne lii nag moo nar a bloqué dialogue bu ñu suma ci mim réew ndax ay gindeeku am ci ponk yu bëri yoo xam ne dafa lëndëm diggante opposition bu Sénégal ak nguur gi yéeglekaay bi ne coow li dëgg nag mu nga ci bulletin unique bi ak commission électorale boo xam ne mooy moom boppam ba lépp lu mu dogal ci élection ci réew mi ñëpp daal di ciy tënku yéeglekaay bi ne loolee nag mooy wax ji ci mim réew Ababacar Fall bu Gradec ne nag élection yi locale yi ñu dégmal ci mim réew lépp matewul lépp antuwul ngir ñu daal di ko amal kon li war daal moo ñu bëtal ko dàq ko ba jëmi jamono Le Soleil ne ginnaaw juróom-ñaari fukki fan ak benn yoo xam ne guerre gu saf sàpp la jëwri gu ñu dénk wàllu yoon justice ci mim réew ak syndicat bi ëmb liggéeykatu justice ci Sénégal la ñu nekkee léegi nag déggoo gu yaatu am na seen diggante Soleil national ni ginnaaw ay jàmm ndax bokk yu bëri yoo xam ne réew dafa amoon seen diggante léegi nag waxtaan nañu ba nag am nañu yaakaar ni gindeeku gu ya dina am seen diggante La Tribune ne est-ce que justice yoon ci Sénégal moom na boppam yéeglekaay bi ne en tout cas subvention maanaam koppar woo xam ne day bàyyee ko ci nguur gi jëm ci ñoom ñi ngànk justice maanaam yoon ci mim réew toll ci ñeent fukki millions waa justice état bu Sénégal moo leen koy jébbal yéeglekaay bi ne ku la abali gët fu ko neex lay xoole loolee tax na ba forum civil bu réewum Sénégal ne foofu ñu sumb ay waxtaan yu yaatu yoo xam ne bu ci jógee justice maanaam yoon ci mim réew dina moom boppam yéeglekaay bi ne Pierre Goudiaby Atepa ñàkk na xeex jëm ci wàllu yoon wi nga xam ne sumboon na ko diggam ak Aby Ndour yéeglekaay yi yëpp duñu xamal ne Aby Ndour am na ndam ci kaw Pierre Goudiaby Atepa enquête ne yoon wi nga xam ne nag fanum lu jëm ci màggal bi mooy ku ne fa nga nekk nga màggalee fa wala boog ku ne màggalee sab kër te loolee boo mayul la ñuy jëmal ci mim réew Le Quotidien njàng meeg njàngale mi ci daaru yu kawe ci réew mi ni ki tey ji lañ ko tàmbaliwaat yéeglekaay bi ne ubbiteg l'école bi ci daaru yu kawe ci réew mi téeméeri njàmbat ñoo ci lalu ndax bu dee fak médecine ak yeneen daara ci réew mi jël nañ seen matuwaay ci mbas mi fasek moom des na ko benn at woo xam ne foofu mu mottali ko waaye nag coow li dëgg nag yéeglekaay bi ne ñu ma nga ci UGB daaru yu kawe ja nekk ca Ndar Géej ndaxte foofee nag ndongo daar yi ak kilifa yi ngànk l'école bi déggoo amul seen diggante ndax bu dee ndongo yi nee nañu dañu war a dàq mbiri ba jëmi jamono ñoom kilifa yi ngànk njàng mi nee nañu mukk ne du ci dal ñu dal ci kaw xër bu njëkk Vox Populi yéeglekaay bi nenu jaaykat yi ñu jële woon ca marché Sandaga yóbbu leen ca champ de course jafe-jafe dëgg la ñuy jànkonteel ndaxte nee nañu pàq bi ñu leen jagleel dafa duqee ba noppi lépp li nga xam ne seen koppar la ñu ko doon am dafa wàññeeku bu baax a baax Les Échos ni dara wàññeeku ci réew mi moo xam lu yaas bi courant beeg dund bi lépp a yokk Matar Ba jëwriñ gu ñu dénk waa tàggat yaram ci réew mi la ñu fekk ci xër bu njëkk Source A ak Les Échos muy indi ay leeral ci lépp li am ci làmb gi ci réew mi rawatina kii war a wutu Alioune Sarr ci bopp CNG moom Matar Ba daanaka bàyyiwul dara nee na nag coow li ñuy dégg lépp ci kuy wutu CNG lépp ci làmb ko tolee maanaam wute nag li am dëgg ñu bàkku jëm ci làmb ji ak sunu làmb yëglekaay bi nañu Gaston Mbengue mer ba futuloo def jëm ci ñetteelu Tigre de Fass di Gris Bordeaux ba tax moom Gaston Mbengue taal na jëppët Gris Bordeaux yëglekaay bi nenu moom Gaston Mbengue ne moo defar Gris Bordeaux rax ci dolli nee na bu dee Gris Bordeaux góor la garmi la diiru benn fan na ko delloo koppar yi mu ko jox lépp Gaston Mbengue ne Gris Bordeaux du Ama Baldé du Boy Niang Reug waxi noppi te nee na bu dee du Gris Bordeaux am na yeneen plan yoo xam ne mënees na ko samp ci làmb gi ci réew mi plan yi nag ala tàmbale sedd la jeexee critique ne musiba dëgg nag moo nar a am ca terminus sud bu Wakaam ndax juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti njaboot yoo xam ne dañ leen a bëgg a jëlee fa ñu dëkk loolee nag yëglekaay bi nañu moo nar a jul coow lu rëy ci réew mi Sénégal da ngay seet loolu rek Baba Ndiaye sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd bekk suñuy programme kon jotaayu njolloor si fi la ñu koy yëkkati amoon mbégte dégte leen xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf